nag lambi exemple yoo xam ne bu ëllëgee promoteur yi dinañ soxla ñëw Pikine ak banlieue bi ñu jëlee suñu lamb. bu ñu paree Ron bu ñu paree Ndof numéro 2 bu ñu paree Dial Diop bu ñu paree Tyson numéro 2 bu ñu paree Belka Nominka bu ñu paree Boy Dieye bu écurie Bawol ànd ak le grand champion Birahim 2 Ibou Fall ak Zal Bambey wala ñaata noonu. Article 144, celui qui ne fait rien n'entend rien. Wallahi. Wallahi sa xel la dem ci fa ayatu fa mbay sa Jóob. Wallahi sa xel la dem ci ayatu xar mbay ma jànge. Boy Dieye. Dial Diop Tyson 2 Ron ak Dolf ñaas yéen mbokku téléspectateurs yi suivre seen télévision RDV ginnaaw bi ñu sant yàlla tey ji nag ñoo ngi fii nga xam ne mooy stade Amadou Barry bu Guédiawaye tey nag muy ñaareelu journée Arena Tour ñu ñëw tey ci stade bu mag bi nga xam ne lu nekk xew na fi RDV production nag tey ji fas yéene nag dugg ci ñaareelu pàcc bi ginnaaw bi nga xamee ne le 29 janvier jóge nañ fële nga xam ne mooy stadium Iba Mar Diop ku nekk gis la nga xam ne moo fa xew ak xale yi yu xereñ yi nga xam ne gis nañ fa ak combat yi nga xam ne gis nañ ko fa mu nekkoon loo xam ne lu am solo la waaye xam ngeen ne RDV dafa ñëw def nag loo xam ne mooy touche bu bees maanaam lii c'est une première ci li nga xam ne mooy làmb ndax xam nga ne tey jii nga jël xale yoo xam ne ñi ci ëpp sax xëy na mosuñoo bëre nga jël leen dugal leen ci benn tournoi def benn gala may leen chance pour ëllëg ñu mën a tekki ci li nga xam ne mooy làmb ndax xam nga ne loolu nekk nu lu am solo ndax tey jii boo demee ci tefes yi day fees del da nga gis xale yëpp daw nañ wuti làmb ji ñi ngi entraîné ñi ngi góorgóorlu ñi ngi tàggat seen yaram waaye ñu bëri da ngay gis ku toog at doo bëre wala nga toog ñaari at doo bëre RDV production daal dina lii nag dama cee bëgg nag jóg fas yéene jàppale xale yi nga xam ne ñooy espoiru làmb ji ànd ak ñoom jàppale leen ba ñu génn leen ñu nekk ay champion yoo xam ne champion mag la ñuy doon te it xam ngeen ne El Hadj Lamine Thiam làmb dafa nekk loo xam ne mooy sunu sport national ndax boo xoolee li nga xam ne moom la làmb àndal muy xarxa fuufo yi ak li nga xam ne moom la làmb àndal muy yi nga xam ne cosaan la muy way yi di li nga xam ne mooy tëgg mi loolu yëpp nag bokk ci loo xam ne ci cosaanu réew mi la tey jii nag ñu fas yéene koo dundal tey nag ñu ngi fii ci xolu banlieue bi. wax nañ ko léegi tubarkalla pour première journée bi réussite bu mag la amoon tubarkalla nga gis xale yi bëre bu rëy bëre boo xamante ni tubarkalla ñëpp kontaan nañ ci ñëpp am nañ ci mbégte tey nag ñu ñëw ci deuxième tour bi deuxième journée bi nga xamante ni moo war a aju nag ci combat yi nga xamante ni moom laa leen ni bëgg a dégtal léegi combat bi nga xamante ni mooy combat bu njëkk bi Delta Ñominka la bu école de lutte Boy Bambara am 88 kilos
mooy daje ak Boy Dieye bokk équipe Bawal Mbooloo loolu nag mooy poule D bi bu ñu paree nag dañuy dugal poule C bi Jal Diop bu équipe Manga 2 am 90 kilos mooy daje ak Tyson numéro 2 bu équipe Bul Faale am 88 kilos kooku nag ci poule C bi la poule B bi Ron bu Serigne Fallou bu équipe Mor Fadam 87 kilos mooy daje ak ki nga xamante ni mooy Ndoof 94 kilos la am moo nekk écrit Ndakaaru grand combat bi nag moom lañ ko tuddee ndax dañuy rek ci biir tirage lañ koy dugale Metza bu école bu écrit Pikine Mbooloo di doomi Papa Diop di sëtu Alaaji Madiama mooy daje ak ñaas 83 kilos école de lutte Balla Gaye muy combat yoo xamante ni combat yu neex la combat yoo xamante ni gis ngeen keroog ci signature contrat bi ci RDV ci locaux yi gis nga xas bi ñu xas tëkkonte yi ñu tëkkonte loolu yëpp nag tey jii lay am ci kanam tuuti gis nga mbër yaa ngi noonu tous gis nga ñaas grand combat bi mujj moo nekk ci kaw kon grand combat bi mujj mooy diggante ñaas ak Metzo. nga jimikaay yi noonu Ousmane xam nga jimikaay lu am solo la ci làmb ndax jimikaay ci la xarfa fuufa yi ak débat bi di jugee mbër mi sotti kooko yaakaar ci ndam Ousmane Diouf yaakaar naa ni tey daal ñëw nañ ci deuxième journée bi waaye ci xolu banlieue bi lañ ñëwee comme ni nga ko waxee muy stade Amadou Barry. jërëjëf Alaaji Lamine Thiam Dogo jamono yi wax ak yéen nag xale bi nga xam ne moo bàyyeekoo Bawol muy Boy Dieye bu Bawol Mbooloo mooy tuus noonu gis nga ko moo nekk noonu moom la ngeen di seetaan noonu kooku nag mooy Boy Dieye ki ko indi mooy Ibrahima 2 def naa ne bu ñu ne Bawol rek xel yëpp dem ci Ibrahima 2 xel dem ci Tapha Tine xel dem ci champion yooyu Omez xel dem ci ñi nga xam ne mooy président Moussa Diagne kon boog waa Bawol a ngi noonu ginnaaw bi nga xamee ne ñaas moom it dugg si na ànd ak xale yi nga xam ne ñoo ko dar muy ñoom Mame Balla numéro 2 ànd ak ñoom Bul Diagne ànd ak ñoom Arlem ànd ak xale yi nga xam ne ñoo nekk ci école de lutte bu mag boobu ànd ak ñoom Maas ñoom ñëpp ñu ñëw dar ko ñëw indi ki nga xam ne mooy ñaas ak Maguette Seck ñu ne ko Boy Niang numéro 2 ñooñu ànd ak ñaas te it gis nañ aussi Tyson numéro 2 ni mu ñëwee moom it ñëw na tey ji ak doole kon nga war a xam ne kon xale yi dañoo waajal bés bi Alaaji Lamine Thiam ndax xam nga ne première journée bi dem na te ñi nga xam ne jot nañoo am défaite mën nañoo dellu siwaat maanaam li tubaab di wax ressaisir dellu siwaat ndax kon defe naa ne kenn éliminé guñu kenn qualifié gul loolu moo tax ba léegi yaakaar di am kon combat yi nga xam ne ñoo nekk sunu kanam dina nekk combat yoo xam ne Alaaji Lamine Thiam Dogo dina nekk combat yu métti na xale yi kenn du mayee dara kii nag moom mooy gis nga ko Ibrahima 2 ngi noonu moo sol t-shirt bu marron bi mi ngi noonu ànd ak ki nga xam ne mooy Boy Bawol Alaaji Lamine Thiam Dogo. fàttali leen rek ci combat yi nga xamante ni nii moom lañ jógee ci premier tour bi ci poule A bi Nelson Mandela bu écrit Rock Énergie moo daan 5-5 bu écrit Soumbédioune loolu nag première journée bi loolu mooy ci poule A bi poule B bi Balla Gaye Junior bu écrit Falaye Baldé ci Pikine moo daan Sadam bu écrit Thiaroye-sur-Mer troisième combat bi di ci poule C bi ki nga xamante ni nii mooy Laye Bey numéro 2 bu écrit Fass moo daan ki nga xamante ni mooy Wuteng bu Kër Massar
Tigre bu Lansar tubarkalla moo daan ki nga xamante ni mooy Lac de Guiers junior bu écurie Waalo tey nag ñu ngi ci deuxième journée bi fii ci stade Amadou Barry yaakaar naa ne xale yaa ngi tuus public bi itam tubarkalla boo seetee fan si club bi ak xale yi nga xamante ni ñoo ànd ak mbër yi ñu ngi def lu ñu mën pour supporter seen i mbër loolu wane na ni lamb daal tubarkalla dafa xew te lamb itam suñu cosaan la ñoo ko moomal suñu bopp ñun rek ñoo ko war a defar waa ji nga jërëjëf ndeysaan Ousmane gis nga Boy Dieye noonu bàkku ndeysaan ànd ak waa Bawol yëpp ndeysaan nga xam ni tubarkalla am tuus dafa am solo ci mbër gis nga ko noonu mu ndeysaan Ousmane xam nga lu mu ràngool li sëru rabal la ràngoo sëru rabal bu xonq la ndeysaan sëru rabal bu waaw xonq mais li mu takk ci bopp bi dafa am petaaw waaw seen mbokku loolu perkal la ñu jël ndeysaan takk ci digg bi perkal takk ci biir digg bi petaaw ndeysaan ñu ngi koy tëggal lu la yàlla may gërëme ko sa ndey bañ bu ko dindi Ousmane mën na ma wax ni tey jii bokk na ci bis yi nga xamante ni nii Arena Tour bi nga xamante ni RDV production moo ko créé dugal ko ci làmb loolu lii bokk na ci li nga xamante ni cosaanal làmb la gis nga xale yaa ngi tuus xale yi ci seen bopp dañu bëggante xale yi si nga xam seen bopp dañu ñamante Ousmane lii ko Adama Ngom di tëggal dafa am solo ñu déglu ko. ndeysaan liggéeyu ndey doom loolu moom defe naa ne liggéeyu ndey añub doom lu lépp yàgg la. loolu am na solo Ousmane loolu am na solo lool. am na waaye nag damaa bëggoon ñu fàttali tuuti rek première journée bi ne Nelson Mandela moom ci poule A bi moom moo jiitu moom am na ñetti poñ ki nga xam ne mooy 5-5 mu bëreel kooku marqué gul point Balla Gaye junior ci poule B bi moom moo jiitu Saddam marqué gul point. Wuteng ci poule C bi moo jiitu Laye Bey numéro 2 Laye Bey numéro 2 moo jiitu Wuteng marqué gul point Tigre bu Lamsar moom moo jiitu ci poule D bi Lac de Guiers junior marqué gul point kon loolu defe naa ne tey dina andi benn mbir bu fekkee ne combat yi jeex nañu wax ni tey jii poule yi nga xam ne ñoo doon bëre di poule A B C ba D ñoom ñëpp tubarkalla am ñëw nañu ci beneen anam ci beneen kanam goo xamante ni nii wane na ni tubarkalla ndax xale yi di Medza bu Pikine mbooloo ak ñaas ku ci nekk dafa bëgg a fekki tubarkalla ki nga xamante ni mooy Nelson Mandela ki ci poule B bi Rome bu Sëñ Fallou ak Ndoof ñoom itam dañu bëgg a fekki ki nga xamante ni mooy Balla Gaye Junior poule C bi ki nga xamante ni nii mooy Tyson 2 ak Jal Diop dañu bëgg a fekk ki nga xamante ni nii mooy Laye Bey numéro 2 bu Fass loolu ci poule D bi ki nga xamante ni nii mooy xale bi di Lac de Guiers Lac de Guiers junior moom marqué wul dara ci poule D bi Delta Ñominko ak Boy Dieye dañu bëgg a fekk ki nga xamante ni mooy Tigre loolu nag li ñuy wax naan duel au sommet moom lay doon ndax xale yi ku ci nekk boo seetaanee signature contrat yi mbaa nga seetaan li nga xamante ni mooy seeni entraînement ba nga seetaan ko seen télévision RDV di nga gis ni kenn bëggul kenn jël tournoi bi bàyyi ko kon ñoom ñëpp ku ci nekk da nga da nga fas yéene sa waa écurie ñaanal la sa waa fans club ñaax la ñi nga dëkkal ñaax la ni la tournoi première édition tournoi Arena Tour dañu bëgg rek nga indil nu ko fii ndax gis nga xale yi boo leen gisee ñoom ñëpp ci wàllu xalfa fuufa ku ci nekk la nga xalaat ni moo lay jox ndam matal nga ko ci wàllu entraînement ku ci nekk la nga xalaat ni moo lay jox ndam matal nga ko ci wàllu encadrement ak wàll yi nga xamante ni mooy wàllu làmb pour am ndam ku ci nekk la nga yaakaar ni moo lay jox ndam matal nga ko kon mën nañ wax ni xale yi fi ñu toll nii ñoom ñëpp ñi ngi toog fas yéene yóbbu ndam li ñuy encouragé ñi nga xamante ni ñoo daan waaye ñi nga xamante ni ñoo daanu itam ñu wax leen ni bu ñu découragé dese na leen ku ci nekk ñaari combat yoo war a bëri te ñaari combat boo ko daanee da ngay am 6 points te 6 points boo ko amee lu ne xaj na ci Ousmane Diouf.
waaw El Hadj Lamine Thiam loolu nga wax lu am solo la ndax liñ na tubaab naa rien n'est perdu fi mu nekk nii kenn ñàkkagul kon ñi nga xam ne bëre woon nañu ci première journée bi te actuellement ñu toog seen kër di suivre seen télévision préférée muy RDV ñoom tamit dañ ciy profiter ci occasion bi mën a jàngale ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal pool ci wàllu ni ñu war a bëre ak ñoom ndax xam ngeen ne xale yi dañoo ànd ak ay techniques yoo xam ne ndax xëy ñi tàggat xale yi dañoo nekk ay champion ndax boo xoolee boo ne Pikine mbooloo xel yëpp day dem ci Pape Diop Boston triple champion d'Afrique nga xam ne sa xel dem ci Baba Diallo sa xel dem ci ñooñu nga xam ne ñoo fa nekk Ousmane kooku di bàkku mooy Jal Diop. waa Jal Diop bu école de lutte bu écrit Manga 2. ñu déglu ko ba xam lu muy wax. waa Jal Diop. Aji Diop. mais El Hadj Lamine Thiam Sadiane Jinne xam sa kër xamoo këram Sadiane Jinne waaw loolu moom lu mu wundu. loolu moom jinne rek ko mën li ñuy wax naan jinne xam sa kër te doo xam këram xam nga jinne mën na lu ne jinne mën naa taxaw ak yow sax doo ko gis loolu mooy dafay xam fi nga nekk xam li nga nar te doo xam li mu nar loolu mooy Sadiane Jinne dina xam sa kër te doo xam këram ñu seetaan Ousmane ñu ànd seetaan ànd ak sunu téléspectateurs yi seetaan Tyson numéro 2 xale yaa ngi noonu bul faale équipe boobu nga xam ne moom la Mohamed Ndao Tyson kii moom gëj naa bëri tuuti El Hadj Lamine Thiam ndax du ku bees lool ci làmb ji. Aïcha la gëj a bëri ak guy gi moo ko daanoon fële ci stade Demba Diop kon Tyson numéro 2 champion. yow xale nga boo xam ne yow dañ doon ko gisee ni muy bàkkoo ànd ak Gambien Tyson numéro 1 Mohamed Ndao bàyyi leen xel lool di leen seetaan pour wax leen li nga xamante ni noonu la ñu war a àggalee li mooy tournoi bi ñu déglu ko rek bàkk bi ndax bàkk bi am na ci solo ndax mbaara bukki lañ koy tëggal noonu. dafa mën a demaat seen Gambien ak Pape Cargo. waaw ñoom ñu ngi ci biir ñu ngi koy jàppale. defe naa ne Tyson numéro 2 wane na turandoom. waaw Ousmane daal ma ne turandoom la indi. mi ngi noonu bàkku na bàkk bu neex ba jëm ca nënd ya ñoom ci seen bopp mooy tëgg tey lamb ji ndax RDV production dafa wax ni lamb ji comme daf ci dugg te bëri na ay acteurs ci wàllu tëggkat ci wàllu waykat ci wàllu micro central képp koo xamante ni nii am nga ci fonction daanu fexe ba jokkoonteeg yow nga participer ci journée yi nga xamante ni moom la ñuy tëgg. loolu bokk na ci li nga xam mooy yokk làmb parce que dañu wax ni duñu yokk làmb rek ci mbër yi mais képp koo xamante ne laal nga ci làmb te ngay tuur sa ñàkk ci làmb daanu fexe ba benn journée ñu jokkoo ak yow nga am ci li nga xam mooy sa wërsëg Ousmane defe naa yaakaar naa loolu mooy daal ñun ñëpp ñam. waaw RDV production moom xam nga rek mooy ndey ji seex njaaxaanaay lay fanaanoo dafa ñëw fekk làmb rek ànd ak ñëpp wax dëgg yàlla loolu nekk lu am solo. tëggkat yi nga xam ne ñoo tëggoon lamb ji passé ak ñi tëgg bi yoon bokkul ndax xam nga ne bu ñëwee ba ci Géejawaay ci banlieue bi ñu jox Adama Ngom nga xam ne kenn mën a tudd tambour major ci banlieue bi tudd loo Adama Ngom jël ku mel ne Papa Ndiaye ay dëmbub ci way gi jël ku mel ni Nabou yaa daan ci way yi wëlbatiku it jël ki nga xam ne mooy Khadija fi Yarwaago mu war a ñëw moom tamit ci wàllu way yi defe naa ne tey jii képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarloog cette télévision muy RDV sa xol dina sedd tey ndax lépp loo xam ne si dina neexal lamb lépp loo xam ne tey jii dina yokk lamb RDV production dina ko indi tey bégale ko waa banlieue bi mu nekk loo xam ne lu am solo la El Hadj Lamine Thiam dogo. Ousmane jërëjëf Diouf yaakaar naa ni
ni nga ko waxee rek noonu la demee Ousmane yaakaar naa ne Rone bu Sëñ Fallou moom la ñuy bàkk noonu. waaw kooku mooy Rone bu Sëñ Fallou ba école Mor Fadam dafa mel ni sax seen naa léegi Sa Kajoor numéro 2 mi ngi ànd ak waa école Mor Fadam yëpp ndeysaan ñu ëmb ko indi ko te it dafa mel ni Serigne Modou Niang le promoteur de l'alternance yegsi na moom it ci bésu RDV production bi kon loolu nekk na loo xam ne lu am solo la kon bokk Rone sotti nañ ko li nga xam ne mooy soow mi. Rone mu Serigne Fallou waa mi ngi sumeeku na yaram bi tàng na. ndeysaan Ousmane àndangoog. waaw ànd day man de defoon naa ne jaaru dong lañ ko doyee waaye nag am na yeneen ak layu. waaye si nga layu noonu. ñu seetaan ànd ak téléspectateurs yi seetaan Rone bu Sëñ Fallou ma ngay sumi yére yi rek. moom daal yaram bi tàng na xam naa. ma ngay sumi bu mbi rek. loolu nag bi doomu 10 litres la. dernier combat am mi ngi ko bëree daaw ci lamb banlieue. ndeysaan digganteem ak Baboy bu dali fort daf ko dóor mu daanu. ndeysaan waa par kawoo la woon. kooku mooy Rone bu Sëñ Fallou ñu seetaan ko Ousmane. dafa mel ne seen naa Pape Fall champion bu mag la moom it seen naa ko Sa Kajoor ñëw na ak ambulance yi nam nañ ko ci làmb ji. waaw ambulance war na am combat xam nga itam mbër la moo xamante ni yaakaar naa ni keroog bu ñuy daje fii ak xale bi nga xam mooy Tyson Junior yàlla na ko yàlla yërëm combat la woon bu metti fii ci stade bi la woon ci stade Amadou Barry mën naa wax ni bokk na ci dernier combat yi nga xamante ni moom la bëre te fi mu toll nii boo ko gisee xam ne nekk na ci état war nañ ko promoteur yi war nañ ko gestu utal ko combat ndax mbër bu entraîné bëre rek ci dem kon ñu seetaan Rone bu Serigne Fallou. waaw ci fan yii rek ñu ngi koy jaal ci turu RDV production yëpp di ko ñaanal rek yàlla ko yàlla xare àjjana. ndeysaan ñu ngi ko koy jaal ñun itam di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana xam ne àddina itam looloo fi ne demal maa ngi ñëw rek. waaw xamante nañu man dafa mel ne gis naa sax Ndiaga Sarr numéro 2 di doomi Mor Fadam mi ngi noonu ci ginnaaw ànd ak Rone xam nga moom it fan yii rek am na fi combat yàlla may ko ndam Ndiaga Sarr mi ngi noonu ànd ak ki nga xam ne mooy Rone bu Sëñ Fallou. Ndoof bu écurie Ndakaaru la mi ngi noonu. Ndoof bu écurie Ndakaaru mooy moom nag dafa tolloo. ak Delta waaw ñoom xam nga dañu tolloo daal di nuroo bokk mel ni fi ñoom dafa mel ni physionomie ñoo ko bokkule ñoo bokk physionomie. xam nga ne nag Ndoof moom moo fi représenté tey l'empereur des arènes muy Yékini. waaw moo fi représenté Yékini tey. ndeysaan ñu seetaan ko ma ngay njub.
Alaaji Lamine Thiam dafa mel ne lii njuug la de. Ousmane Diouf a ngi noonu. sama xel nag dem na ci Yékini. empereur des arènes. ndeysaan. wax naa ne écurie Ndakaaru ngi Ousmane waaw Ndof léegi moo bàkk noonu ba pare mi ngi ci ndënd yi. ndeysaan kooku mooy gaynde ak RDV. mooy gaynde ak RDV yaakaar naa ni bu nekkee gaynde ak RDV wàcc na ndax RDV lépp luy mandargaam mooy gaynde te gaynde mën ci àll bi Ousmane. gaynde mooy roi de la forêt. waaw defe naa Metza la ñuy tuusal noonu. waaw kooku nag mooy doomi Pape Diop le triple champion d'Afrique. waaw doomi surtout Alaaji Madiama. nga xam ni defe naa ne Ndiaga Diop it ku ne xam na ne. moo doon Mansour. ak Ndiaga Diop. ndeysaan kii bi muy jàng bi muy raam ci ngemb la jàng raam. ndeysaan ci ngemb ak ay xarfa fuufa ki déva déb la dal Balla Gaye numéro 2 moo ko dal xaalisu làmb lañ ko génte la dal Ama Baldé moo ko dal. waaw ndeysaan. yaram yu bari nañ daw tey ñi xamoon Pape Diop démb bu ñëwul bi di koy jàkkaarloo doomam tey ñu bari seen yaram dina daw ndeysaan. ndeysaan caq bii muy takk moom la Pape Diop daan takk caq bi nga xam mooy pettaaw bi ndeysaan moom la Pape Diop daan takk ndeysaan ba Ndiaga Diop doon ko tey moo ko doon. waaw Ndiaga Diop daana takk caq bi ndeysaan. lu la yàlla may gërëma ko sa ndey mbañ du ko dindi lu la yàlla may. bàkk bu am maanaa ngi noonu. am solo ngi noonu. premier combat baa ngi nii Delta Nominka bu école de lutte bu Boy Bambara mi ngi noonu kan lay bëreel Boy Dieye bu Bawol mbooloo yëkkatil sa loxo mi ngi noonu ngeen bëre ko ci jom bëre ko ci ngor devant le promoteur de l'alternance et tous les amateurs. waa ñu ngi ci premier combat bi Delta Nominka ak Boy Dieye Boy Dieye moom la ñuy xool noonu ba xam diw naam déet arbitre bi Khalifa Sow président des arbitres moo koy xool noonu buñ ci jugee itam dañuy xool ki nga xamante ni mooy Delta Nominka. ñu fàttali leen ni ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk yaa ngi bëgg a boot li nga xam ne mooy sow bi yaakaar naa ni tirage moo leen ci mën a génne. yaakaar naa tirage moo leen ci mën a génne. waaw arbitre baa ngi génne tirage dégg nga gis nga Boy Dieye écrit Bawol mbooloo la nekk 84 kilos am 11 combats 7 victoires 4 défaites nekk poule D moom moo war a daje ak ki nga xamante ni nii mooy Delta Nominka 23 ans la am Delta Nominka 22 ans la am écrit Boy Bambara la nekk 88 kilos combat nombre de combat bëreegul benn combat. loolu mooy wane ni Ousmane amul victoire amul défaite. arbitre bi soufflé na. arbitre bi soufflé na. ñaari mbër yaa ngi libaatoo. ki nga xam ne mooy Boy Dieye moo ngem moo Delta jël na Delta tànku Boy Dieye daan na ko. Delta daan na ko. Boy Dieye ñëwal toog ni ñëwal toog ni nga seetaan combat bi nga wax ñu lan moo la daan. ginnaaw bu ñu sant yàlla Ibrahima waaw. di gërëm suñu ñaari waajur di jéglu tam nag samay supporters gis naa niñ ma taxaw wax dëgg yàlla maa ngi leen di jéglu bu baax a baax a baax nañ ma jégal te xam ne lii kat waaw mais pour yow lan moo la daan. ah yàlla suñu borom rek moo ma daane de wax dëgg yàlla ba may jóge sama kër dama waajoon pour ñëw pour am ndam wax dëgg yàlla
tamit affaire bi métti na ma trop mais nag damay jël lépp delloo ko ci yàlla suñu borom rek. très bien nga xam ne tour noir laa ne damay sant yàlla quoi di sant nag tam ñi nga xam ne jàppale nañ ma ñëpp xam nga ku ci mel ni suma grand bi di Abou Ndiaye sonn na ci man trop. très bien ak sama grand frère bi nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay. ak ku ci mel ni grand Mbaye ñoom ñëpp daal maa ngi leen di sant bu baax a baax jàpp nañ ci affaire bu baax a baax. mais Boy Dieye xam nga ne kenn éliminé gu la. waa ki premier combat la éliminé gu la de. dëgg des na la yeneen combat da ngay defaruwaat rek dem entraîner defaru. ànd ak say mbokk rek dellu si waat. dëgg la man daal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp daal. jërëjëf Boy Dieye ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf Boy Dieye. di la sant Ousmane xam nga lamb noonu la. waykat yi way nañ ko nee nañ tey da ngay daan bu ëllëgee ñu daan la. Balla Gaye numéro 1 moom itam di sunu mag di sunu doyen nekk ci RTS mi ngi fi. ak le promoteur de l'alternance Serigne Modou Niang moom mi nga xamante ni lamb banlieue boo ko déggee rek xel yëpp dem ci moom itam mi ngi fi. Ousmane combat bi arbitre bi yaa ngi xool ba xam diw na noonu déet yaakaar naa ni combat bi mi ngi dox ci diggante Jal Diop 90 kilos écrit Manga 2 mooy daje ak Tyson numéro 2 88 kilos écrit Bul Fale. waaw Alaaji Lamine Thiam ñu ànd rek seetaanandoo ak sunu consultant Alaaji Balla Gaye ak Serigne Modou Niang le promoteur de l'alternance tey jii mu ñëw ci bisu RDV production ci banlieue bi ndax dëkk ci banlieue bi bokk ci ñi nga xam ne aussi ñi ngi jàppale sport yi ci banlieue bi ñu bokk ak ñoom seetaanandoo li nga xam ne mooy combat bi nga xam ne mooy Tyson numéro 2 bu Bul Fale représenté écurie Bul Fale ak ki nga xam ne mooy Jal Diop représenté école de lutte bu Manga 2 defe naa ne arbitre bi mi ngi waaj a sifflé Alaaji Lamine Thiam Dogo le président des arbitres muy Khalifa Sow mooy officier combat bi Jal Diop nag moo ngemboo defe naa ne. ngembulu bu la li moo leen féetee seen càmmoñ. Tyson ki nga xamante ni Tyson numéro 2 moo leen féete seen càmmoñ Jal Diop moo ngembulu weex li moo leen féete seen ndeyjoor yaakaar naa ni arbitre bi sifflé na Jal Diop am na lu mu tekki di ko takkaat ci ndigli loolu ci tegtal yi la bokk rek tegtal yi rek. waaye bu ma doon Tyson du ma ko xaar nag comme arbitre bi sifflé na moom du ma la xaar. waa jël na ko kon ñi ngi gën a jigeyaatoo ñi ngi lewaatoo Tyson numéro 2 moo leen won kanam Jal Diop moo leen won ginnaaw moo sànni noonu roofoo nañu ñoom ñaar ku ci nekk sa tànku càmmoñ nga jiitaloo roofoo nañu ñoom ñaar Ousmane attention ñi ngi xeex Tyson numéro 2 takk na ko bañ na da ngay xeex Tyson numéro 2 jël na ko la ilaha illallah sax mu daan ma loolu moom xam naa ko sax mais de toute façon daal man maa ngi regretté wu di tax sax ma continuer jël kii bi parce que tamit defet moom neexul benn yoon. jërëjëf waaw jërëjëf defet neexul. kontaan nañ ci yéen super jamono numéro 2 léegi nag combat bi nga xam ne moo nekk ci biir géew bi ngeen jàkkaarloog man. dinañu présenté ñaari mbër yi muy diggante ki nga xam ne mooy Rone bu Serigne Fallou nekk école bu Mor Fadam mu war a jàkkaarloog Ndoof mu écurie Ndakaar ñoom na ñu ngi présenté ñaari mbër yi ñoo nekk noonu Maxu Mbeng nag mi ngi nii toog di buñ ne nag Maxu Mbeng xër yëpp dem Ndar mu bokk ci ñi nga xam ne ñi ngi dundal làmb te dundawuñu làmb ci Ndar
xam naa dina ñëw ci moom ndax fi toll nii ñi ngi présenté ñaari mbër yi su ko defee ñu mën a ñëw ci maxu ñu mën a ànd nag ñoom seetaanandoo combat bi ak El Hadji Balla Gaye bi nga xam ne mooy sunu consultant. ron bu Serigne Fallou ngi noonu moo ngemboo ngemb lu ñuul li ki nga xamante ni nii mooy Ndoof bu Ndakaaru Ron a ngi noonu Ndoof bu Ndakaaru ngi noonu kon Ron moo ngemboo ngemb lu ñuul li ngemboo ngemb lu ñuul li ndeysaan Ron Ousmane Ron a ngi noonu di seere téere bi waaye Ndoof a ngi noonu gis nga Ron gis nga Ndoof 22 ans la am nekk écurie Ndakaaru 94 kilos benn combat la am ci benn défaite moom poule B la nekk kooku mooy Ndoof bu écurie Ndakaaru waaw Alaaji Balla Gaye kooku mooy Ndoof consultant waaw Ron a ngi noonu moom itam 22 ans la am ñoom ñaar ñoo tolluwaat 87 kilos nombre de combat ñaar la benn victoire benn défaite Alaaji Balla Gaye ñaari xale yi ay naataangoo lañu. xale yi mënante wuñu ku jekku sa morom rek daan ko moo fi nekk ndax booy xool ñoom ñaar bëre ndaama la ak njool bëre ndaama ak njool nag lii may saas ndaama li mooy muy daw di song comme nag du ñu daw di song rek loolu moo tax lu mel ni déen heure ndeysaan waaw gis nga leen ñu ngi defaraat téere yi di jekkalaat téere yi. waaw téere yi nag nga xam nga daanaka rek décoration rek la li am solo du téere yu bare yi ñuy takk si loxo yeeg dàkk yi ñuy takk si dënn bi mbër yàlla moo koy def si doomu aadama da ngay mën li ngay def gëm li ngay def nangu entraînement su ko defee nag soo ñëwee si li nga xam ne mooy arène bi mën a wane dara waaye li wër mooy xale yi am na lu ñu gëm muy gàllaaj am na lu ñu gëm muy butéel waaye combat bi combat bu gaaw lay doon comme combat bi passé léegi rek ndaama lay doon ak njool ndaama ak njool nag buñ dee bëree Lamine li wër mooy ku gën a gëm rek mën daan sa morom. Ndoof moo leen féete ndeyjoor moo leen féete càmmoñ Ndoof moo leen féete ndeyjoor Ron moo leen féete càmmoñ ñu ngi réewaatoo ñoom ñaar mooy ndaamali nag mooy ndaamali do Ron sànni na attention sànni na roofoo nañu ñoom ñaar Ousmane Diouf roofoo nañ ñoom ñaar ki nga xam ne mooy ñi ngi liggéey ñoom ñaar ci suuf fu nekk nii Ron moo ñu woon ginnaaw xeex ci suuf Ndoof a ngi xeex ci suuf waaw mi ngi xeex moo leen wan kanam noonu Balla Gaye xam nga xeex bi mooy ubbi buntu yi waaw su xeex amul rek buntu yi ubbeeku ndeysaan Mor Fadam nag fàqat na ko Ron fàqat na ko waaye demul dafa tëral ñaar tànk ci suuf te it xam nga buñ la fàqatee soo bañee wàcc si ñaar tànk rek soo da ngay daanu boo matul da ngay daanu arrêté nañ ko arbitre bi àtte na am na lu xew xam naa ne du ñàkk bu war a dem ardo lu xew dara xewul de dara xewul waaw avertir nañu Ron waaw xaw ma daf ko dóor ci ginnaaw xaw ma daf ko jat xam naa ni xam nga ñoom arbitre yi léeg-léeg ñu gis loo xam ne ñun duñ ko gis waaw coup de pied bi demaat na waaw daje nañu comme ni ñu jàppante woon sànq rek waaw ni ñu jàppante woon même prise la lii nag arrangé na ndaamali même prise la loolu arrangé na ndaamali waaw dégg naa ci mbër mu mag mu ne sëgg baaxul ci njool déedéet waaw sëgg baaxul ci njool su yàgg bëre bi yàgg rek njool mi dem yoon xajal ndaamali mu ndeysaan xoolal Mor Fadam moo indi Balla ndax indi mbër metti na mooy directeur technique bi ndax indi mbër metti na lii lu ko gën a metti amul parce que it xam nga ñu dénk la xale entré ko ay at jël lu mel ni dénk ñu jox la ko nga tànn ko si biir école bi jiital ki indi ko muy bëre te bu daanoo bootul problème am sa xol doo ànd rek sa ko daan. waaw mais Balla Gaye attention bëgguma njool muy bëtt ndaama de. ma ngi koy bëtt de. waaye ma ngi koy bëtt de. ay ndaama li dafa taxaw de waaye. doo fa koy bëtt. dafa mel ni daf ko takk jàpp ci ginnaaw gi. door na ko caxabal léegi mais duggul. waaw duggul waaw. waaw di nga génn rocciwaat na loxo bi. waaw ndaama li dafa rocciwaat na loxo bi ndax fa mu jàpp baaxul. waaye di nga Mor Fadam mi ngi mel ni ku taxawul. Ron tamit dafa téye devanture dafa am devanture nii. waaw. te loolu dina bloqué waale ki nga xam ne moom lay bëreel. waaw Ron ma ngay génne loxo ba. te songo dinaa dégg mbër mu mag muy wax naan songo jàpp def ci baax. bëgguma ndaama luy bëre tànk de. ndaama luy bëre tànk. bëgguma ko de. Balla nee na bëggul ndaama luy bëre tànk.
ay ba Ndama lu mu war a bëree. Ndama song la war a bëree. Ndama sonk la war a bëree. waaw parce que coono bi yëpp. Ndoof jël na ko. Ron galgal na ko man koy tuur. daan na ko jeex na Ndama luy bëre tànk. daan na ko warul épelkir yàgg mu daw kor ko ci kaw. xam na ne foofu da ko bëggoon lem mais calculé ni mënu koo lem parce que kii Ndama lu taxaw la si la wëlbatiku na xaw ma nu ko añ si mu ko añee Ndama li comme mbëru tànk la mu daw dóor ko penk si biir mu ko dóor a penk mu ruttee ko aju mu defeenu muy jéele bu leer nañ te ma lay wax ne la xale yi mënante wuñu xam nga fi ñuy mënantee mooy si entraînement yi ak ñi nga xamee ni ñooy topp seen gannaaw foofu la ñuy mënantee. jërëjëf Balla Ousmane Diouf xam nga ni combat bi nga xamante ni moo mujj dox ci diggante Metza bu école bu écurie Pikine mbooloo di doomi Papa Diop ak ñaas bu école de lutte Balla Gaye bii nag Balla Gaye moo xewle nii. maa xewle mais sama yaram moo xewle nii Ousmane ma bàyyi la ak Boy Dieye. waaw ki nga xam ne mooy Ndoof. ma bàyyi la ak Ndoof. waaw Ndoof waaw nga wax ñu rek commentaire ñu rek nan nga daane sa waay. waaw bi nga sant yàlla jël ci yoon bi sant sama ñaari waajur combat bi nag léegi bu ñu jàppante dama ko dóor quoi ay perkel après bu mu fayoo jàpp ci sama ngëm bi après moom laa jaar bi après ñëw di ko war ndomu quoi mu kii déclassé mboot ma capté ci loxo bi dañ ko nii waaw après mu bàyyi rek ma teg loxo bi moom laa ko daanu. léegi nag xam naa ne sunu mbokk yi ñi ngi présenté ñaari mbër yi muy diggante ki nga xam ne mooy Metza bu Pikine mbooloo am 92 kilos ak ñaas bu école bu Balla Gaye am 83 kilos. ñoom ñaari mbër yi ñu fàttali leen ni ñoom ñooy combat bu mujj bi Ndoof ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant yaakaar naa ni tey Ousmane sunu doyen Balla Gaye moo xewle di nga Metza ngi noonu ndeysaan Metza ngi noonu Metza ngi noonu. combat bu nar a gaaw la. waaw tomba Balla nee na ko Balla yaa indi ñaas. xam nga maa indi ñaas sama doom la sama mbër la. ay naataangoo lañu ñii da nga naan nii ay naataangoo lañu. waaw Alaaji Lamine Mayik a ngi nii toog Mayik bokk RDV ndeysaan Mayik tey jii yaa ngi toog ci plateau bi te defe naa ne li jëm ci wàllu commercial li jëm ci wàllu sponsor yi defe naa am na kàddu yoo xam ne daal di ko sànni sunu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. di leen gërëm rek di gërëm aussi mbokk téléspectateurs yi di remercier sponsors yi nga xam ni jàpp nañ ci bu baax a baax lu ci mel ni Café Valéa lu ci mel ni Bes lu ci mel ni Meew l'écran ak yeneen sponsors yi nga xam ni bokk nañu mais xam nga Arena Tour dafa nekk mbirum 9 journée bii mooy deuxième bi au fur et à mesure ñuy dem nit ñi dinañ gis ni sponsors yi ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax tey ci ndaxte étape par étape la te leen wax ni visibilité bi nga xam ne moom lañ leen offrir ci li nga xam ne moom mooy Arena Tour ñeneen ñi xam nga ay promoteur lañ RDV dafa nekk promotrice su lamb ba pare nekk diffuseur yaa ngi comprendre loolu moom mooy avantage bi nga xam ni bépp partenaire bu ñëw liggéey ak ñun mën nga gis avantage boobu maanaam li nga soxla rek dinañ la ko jox te ay combat la yoo xam ni ay chute spectaculaire lañ ciy gis ay combat la yoo xam ni qualité bi nga xam ni moom la ñuy laaj ci lamb am na ci ay combat la ñu xam ni ay mag yu xarañ ñoom ñoo tànn ay mbër yu xarañ daal leen ci boole muy Arena Tour xoolal jano bi ngeen di nar a commenté tuuti ci ay minutes yu néew leen wax rek ni sponsor yi ñu ngi leen di tijjil suñuy bunt mën nañu ñëw gën a fasanteeg ñun ko lëre daal di jëm ci li nga xam ne mooy ci kanam ma bàyyi leen ngeen eggali. waaw ñu ngi waaj a soufflé Ousmane. ñaas toj na benn nen. toj na nen bi. Metza moo leen wan kanam noonu ñaas moo leen wan ginnaaw. sànni noonu ñaas moo gën a xees. ñaas waaw moo leen wan ginnaaw moo def coiffure bu doy waar bi Metza moo leen wan ginnaaw noonu. Metza. mais combat bi warul yàgg Lamine Thiam ndax kii dafa jiital tànku di jooram kii jiital tànku càmmoñam. Balla yaakaar naa ni combat bu war a gaaw la Balla. combat bu gaaw lay doon et puis fausse ngar la kii droite la jiital kii jiital gauche ñaari mbër nag bu fekkee kii droite la jiital kii jiital gauche seen bëre ñoom ñaar du rafet si gis-gis mais combat bu war a neex lay doon. mais ñaas moo ko gëdd noonu. ñaas moo ko gëdd noonu Ousmane. mais ñaas. tooñ bu yeboo du ma ndeysaan Metza ak ñaas combat bu doy waar la Ousmane ñaari xale yi tëkkante nañu keroog ko signature contrat tëkkante bu doy waar Ousmane ñi ngi demee wet ñoom ñaar ñi ngi demee wet daggaat nañ lewaatoo bi dagg nañ lewaatoo bi yaay baba jalile mbokku téléspectateurs yi ñoo ngi fi ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye muy ñaareelu journée
bu Arena Tour RDV production moo ko tëgg Metza bu Pikine Mbolo ak ñaas bu école bu Balla Gaye. jërëjëf Ousmane Balla dafa mel ni ñaas Balla dafa mel ni xale yi dañuy dégloon te Balla day seetaan fi mu toll nii Balla dafa mel ni nekkatu fi. njëriñ la koy waar rek. waaw Balla dafa mel ni nekkatu fi Ousmane. sama ñaari doom lañu. ndeysaan kii doomu Papa Diop la kii maa ko yor. kii yaa ko yar sama yaram mooy daw xam ne nag. waaw lamba man lu nekk. waaw roofoon nañu Ousmane. waaw ñaas moo leen wan ginnaaw noonu. roofoon nañu ñoom ñaar. Metza moo jàpp ci loxo yi. Metza jàpp na loxo yi ku ci nekk am nga benn ngemb. ci loxo ndeyjoor kii loxo càmmoñ Metza moo leen wan ginnaaw. waa gars yi tal mbatal waay. waaye fi toll nii attention Metza mel ni lu koy bët. bu yabo Metza mel ni lu koy bët man koy wéyale bañ na. xale yaa ngi bëri. xale yaa ngi bëri bu doy waar. ndeysaan attention. ndeysaan ñaas jël na tànk bi waaye da ko doon jéem a mboot. waaw da ko doon jéem a mboot. waaye ñaas dafa bañ. Metza moo féete seen càmmoñ. ñaas moo féete seen ndeyjoor. ndeysaan di nga loxo ñaas bi fi nga ko dugal. waaye fekk na Metza itam dugal loxoom ci biir ngemb li. combat bu doy waar la xoola Balla Gaye ndeysaan. Balla Gaye fi mu nekk nii nekkatu fi. Balla Gaye nekkatu fi fi toll nii kay moom. il est aux anges. dafa doy waar. dafa takk casque rek yor micro waaye nekkatu fi. attention. ndeysaan ma ngi koy tuur. xale yaa ngi bëri. xale yaa ngi bëri dem nañ ci saaku yi. Metza am na lu mu koy wax. attention. Metza am na lu mu koy wax. xale yi bëri nañu xale yi bëri nañu xam nga it bëri dafay neex. ñaari natt ngoo luñ comme li nga waxoon sànq ñoom ñaar nag seen bëri yaakaar naa ni teg nañ ko si yoon ndax bëri ndaam ak njool nii lay mën a demee. li wóor daal mooy ñoom ñaar ko remplir nañ seen contrat bu mat sëkk xam naa ni Metza indi na def na li mu waroon def ki nga xam ne mooy ñaaset def na li mu waroon def li des nag mooy yàlla kenn ku mu may rek nga xam ni ci yow la war a may te it yàlla yaakaar naa ni du juum lépp lu mu def noonu la. Lamine loolu bépp lu mu def noonu la. waaye ñaari xale yi ñu ngi del ci waat ci géew bi. Lamine Thiam. ñaari xale yaa ngi del ci géew bi. Alaaji Lamine ñaari xale yi bëri nañu bëri boo xam ne bëri bu neex la. ñaari xale mais tëkkonte bee metti keroog ca signature contrat bi. loolu la ñu wane ci làmb ji. tëkkonte bee metti ñu ngi leewaatoo Metza ak féete leen càmmoñ ci seen petit écran ñaas féete leen ndeyjoor ngem lu ñuul moo gëdd noonu waaye demul. am na yeneen Metza leen woon ginnaaw noonu. ñu fàttali ne nag am na yeneen promoteur yu ñëw ci bés bi tey ku ci mel ne Fallou Faye ak ñoom Aju Diop ñëpp ñu ngi fi. waaw ñaas attention am na lu xew. wóor na leen. Metza daan na ñaas. jërëjëf Mohamed maa ngi nuyu ñiy seetaan RDV yëpp ak ñiy liggéey ci télévision bi commencé ci suuf ba ca bopp ba maa ngi fi tukki woon naa mais tukki bi yàggul
mais liggéey bi moo ma téye activité yi macha allah moo tax rek tànk yi bareetul ci làmb ji mais xol bi xel mi lépp a ngi ci biir làmb ji parce que su ngeen gisee benn membre CNG ci biir làmb ji yëpp gis ngeen bureau bi gis ngeen ñëpp ci biir. di jéggalu ci amateurs yi parce que première journée tournoi du souvenir lañ waroon a def dimanche bi muy le 6 février et mu tombé nag am manifestation bu rëy bu am Ndakaaru ci altermondialiste yi et bañ demee uti service d'ordre ñu won ñu ne daal mënuñu am service d'ordre parce que dafa am marche boo xam ne dañ cay xaar nit ñu takku te service d'ordre bi yëpp foofu la waroon a dem comme nag ñun kuy tëgg dañuy insister pour service d'ordre bi doy dañ yaakaar ne waruñ war a tëgg service d'ordre amul ñu def ko parce que day fekk duñ joxe modèle bi ñuy woote looloo tax ñuy jéggalu reporter ko dinañ jàppaat beneen bés pour defaat ko incha allah. loolu ngeen def initiative bu rafet la fekk lu sotti ba pare nga récupérer ko dafa yomb mais nii ngeen di def jël risque. investir ci xale yi xam ne xamuñ leen ci làmb ji pour feeñal leen lu rafet la am na promoteur yu koy def bi léegi sax Serigne Modou it mu ngi ci liggéey boobu mais yéen seen initiative bi rafet na tournoi bi dafa jël ay bés yu bari donc dina occuper xale yi et ñu di leen ci féliciter di leen ci encourager yaakaar naa ne yoon woowooy tax ëllëg mbër yi gën a bari ci làmb ji parce que soo seetloo fi mu nekk mbër bareetul ci làmb ji am na ñu yàlla may kàttan macha allah ñuy bëre mais mbër bareetul ci làmb ji te nii ngeen di doxale mooy tax mbër gën a bari ci làmb ji pour làmb ji gën a dox parce que làmb ji dafa waratul yem ndakaaru rek dafa war a génn ndakaaru dem ci région yi dem ci quartier périphérique yi bu njëkk da nga doone mbër ca sa gox su dee Fatick ga ma dëkk ngay wër ci mbapat yi di daan ba ngay génn Fatick dem Kaolack dem Thiès dem Diourbel ñuy dégg sa tur ba nga yegg si Ndakaaru mais lépp a ngi ci Ndakaaru léegi te loolu taxul sport bi dox donc foog ñuy génne xale yi ci lu mel noonu di décentraliser comme ni ngeen di def dem ci banlieue bi ñu ngi koy rafetlu di leen ci encourager am na nag ñaari yoo xam ne ñun daf ñu xaw a tiis tuuti ci biir làmb ji benn bi mooy violence bi dafa xaw a bari commencé ko ci tribune yi ci fans club yi xeexante bi sa adversaire di romb ñu jël ay mbuusi ndox ay mbuus sax laay wax def ci ay saw di ko sànni mbëri di sànni ay xeer loolu du sport am nga droit supporter ki nga àndal am nga droit chahuter comme ni ñuy wax mais yu ñaaw am na foo xam ne waruñ fay yegg ñaareel bi mooy su seen mbër daanee walla mu daanu ñu génn làmb ji ça veut dire que ñoom làmb intéressé wu leen Alioune Sarr walla Mouhamed a leen intéressé te loolu day rey sport ñu di leen lancer appel su seen mbër bëreetee ba noppi mu daanu nañu toog seetaan yeneen mbër yi supporter encourager loolooy tax sport bi dund violence bi aussi ci mbër yi ci seen bopp léegi déggatoo benn mbër mu taxaw ne ci technique bii laa ko daane yóbbu naa ko ci ardo mag ñi doon bëri bu njëkk da ngay seet combat yi su ci mbër bëri woon ba gaañu lu exceptionnel la doon ci saison bi benn lay doon walla ñaar mais léegi bëri nga gisatul xeex rek ngay gis boole ci nag xeexi mbedd xeex boo xam ne tegul sax ci jànguñ sax xeex parce que bu njëkk mbër mi daf doon dóor pour am bunt walla mbër mi dajoon ak dóor kat mu seet naka la koy moytoo pour song ko bëreeg moom daan ko benn mag mos nañu nettali combat bu métti woon mu am benn mbër mu mënoon a dóor morom bi ba ci tribune yi ñoo xam dañ farle woon mbër mi boobu règlement meloon nii bëggoon a atte làmb ji am nañu dem ba génne ci pistolet mais mbër ma ne nañ bàyyi rek bëree lañ wax rek ba mu demee ba daan dafa ñëw ci waaja ne ko gàcce dóor de gàcce daan fay na ko te kenn du laaj ku dóor sa morom ku daan sa morom la ñuy wax kon nag comme ki daan la ñuy laaj nañ jàngal xale yi may lancer appel aussi ñi yor école de lutte yi ak écurie yi nañu yar xale yi
yar bu njëkk bi mooy nañ xam règlement bi tax ñuy ñëw ci làmb ji suñ xamee règlement bi dagg yi ñu wax ne dafa bari ku tooñul kenn du la duma kon loolu dootul am ñun su doon suñ sago ñu def saison bi yépp te dërëmi kenn duñ ko téye mais nag ku wàcc yoon yi foog ñu delloo si la ñaareel bi ñu jàngal xale yi bëri ñetteel bi ñu yar leen ci respecter seen adversaire fonk ki ñuy bëreel parce que lu ñu am tey suñ amuloon ku ñuy bëreel duñ ko am donc kooku da nga ko war a gën a def lu ëpp ni nga def sa bopp am na beneen problème aussi mooy xërëm yi bari na ci làmb ji te nag dañuy wax ne réew yi jullit lañ nekk réew mi li fi doon jullit bari na li fi doon su ma génnee sax gaami xërëm yi su ma seetee ndox mi ñuy yàq rek ci làmb ji ak ni ndox néewe ci àddina si ak ñoo xam ne quartier yoo xam ne amuy ndox nga indi lu ba ñeent bi juróomi butéel bu nekk def fukki litre ndox nga xëpp ko ci loo xam ne newuma de amul njëriñ mais li am njëriñ ci àddina mooy liggéey métier booy def nag nga def ko fulla ak fayda fii ma toog nii su ma sëriñ yépp ngemboon duma daan kenn parce que mënuma magi nit ñi ñeent fukki at ak nangam ñu sëgg di sport moom war a mun a am ndam ci yow fu ñu ko defee téeméer na leen wane juróom-ñeent fukk yi du ma am benn chance pour daal leen na xale yi gëm seen bopp na leen seen entraîné jàngal ñu entraîné wu jàngal leen naka la ñuy bëree jàngal leen naka la ñuy takke ngemb soo déggee ñu ne làmb sunu cosaan la cosaan bi ngemb li ci la mais li xale yi def léegi kenn xamatul lu mu doon donc appel boobu lañ leen di lancer pour ñu làmb ji gën a jëm kanam yëfis comme dem na ba dafa génn Sénégal war nañuy won nit ñi lu rafet li gën a rafet boog li gën a taaru ci sunu aada ak ci sunu doxalin mais wax ji ba pare wax ji aussi mbër yi wax ji tegootul yoon làmb ji du place pour damay gërëm suma ndey suma yaay tax ma jóg dama bàyyi kenn warul bàyyi jàng kenn warul bàyyi liggéey pour bëri ji sport rek la ñii football dañuy def lii ñii basket def lii ñii def handball ñun ñi ñëpp def nañ sport yooyu te terewul ñu doon li ñu doon tey donc xale yi nañ am métier sport guddul yàggul donc su jeexee kon looy doon discours bi je crois que ak sëriñ si ñuy foye ak waat yu bari yi ñuy foye ci làmb ji je pense que nañ ko génnee yàlla du foyukaay yonent bi du foyukaay mais ku ci wax billahi wallahi taala su ma la jàppee te soo jàppee doo def dara discours boobu même c'est un discours violent nañ ko génne ci làmb ji nañ ko yemale ci po rek bàyyi barke sëriñ diw barke lii barke lale suma yaay suma papa ku juddu ku yëngatu say waajur a tax sa njaboot a tax nga jóg liñ ci bëgg a def du noonu après bëgg it soo bëree ba pare jàpp gox yi la ma bëgg leen a gërëm je crois que donc li amateurs yi xaar mooy nga wax leen noo de préparer sa combat li amateurs yi xaar mooy nga wax leen ban façon yi bëre nga bëre ba daal looloo am solo ci biir làmb ji leneen li suñ ko bàyyee mu continuer mun na am li muy yàq ci làmb ji moo ëpp yéen télévision yi aussi ma di leen ñaan li xam ne du jëmale làmb kanam ngeen bañ ci yàgg ku gaañu ngeen di yuuxu ci télé bi xoolal bët bi ni mu néewee xoolal gémmiñ gi deret ji loolu day tax ñu bari dootuñ bugg làmb ji nañuy retenir même loolu su amee nañ ko wax benn yoon te image bi ñu bañ ci yàgg bañ ko wone fësal ko torop du loolu lañ soxla nañ xam ne kii sport njaboot la bàyyi ci gannaaw famille la bàyyi ci gannaaw am na loo xam ne su ngeen koy def jàppalewu leen làmb da ngeen di tardé loo làmb te yaakaar naa ne peut-être ay njuumte la rek mais ñiy yëngatu yëpp seen objectif mooy na làmb jëm kanam kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen a ngi def ay jéego yu rafet jëmale làmb kanam yàlla na gën a taxaw xale yi aussi ñu gën a jàng bëre gën a respecté wante wàññi dóor bi yokk bëre bi war na mun a valable su fekkee ne ñëpp a ci yem lan laa bëgg a wax loolu tournoi CEDEAO réew yu bari ñooy daje réew yu CEDEAO yi am règlement bu ñuy doxali comme tournoi la te bëre bi su setul duñ mën a continuer fokk ñu leeral ko
looloo tax ñuy teg écran géant su litige amee entraîneur bi am na droit walla responsable yi def benn recours ci table ji fay li muy fay commission bi retiré wu xool image bi comme fii dañ amoon écran géant suñ koy xool ñu wolaale ko public bi yëpp ba décision yi kii war na mun a am ci làmb ji mais nag règlement soo koy def da nga ci yemale ñëpp su fekkee règlement bi war na mun a valable tey Ndakaaru te mënul valable Fatick mënul valable Matam mënul valable Ziguinchor injustice day taxaw parce que mënoo def règlement pour Ndakaaru rek def beneen règlement pour li des ci Sénégal su fekkee ne mun nañu am écran géant mun nañu am caméra ci réew mi yëpp fu làmb am en ce moment ànd nañ ci pour loolu taxaw mais tant que yeggaguñ foofu dama yaakaar day doon 2 poids 2 mesures day indi xàjjeeg seen te loolu sport justice la ñëpp a ci war a yem. xam nga yéen du ngeen su fekkoon ne seen manifestation day continuer ci journée bi xam nga ay journée yu bari ngeen am te recours bi su amee mun nañ ko def en procédure d'urgence suñ ci jotee ci 48 heures 72 heures xam nañ ni tournoi la donc war nañ ci mun a joxe àtte balaa seen prochain tournoi parce que soo seetloo seen diggante tournoi yi au moins ñaari semaine dina dox ci diggante bi. des fois une semaine donc recours bu ci am war nañ ko mun a traiter joxe résultat bi te du leen yàqal dara. waaw foofu dama yaakaar ne comme ni ma wax toujours nit ñi dañ bëgg ñu di leen xeexal seen xeex te du sotti ñun CNG kuréel bu bëgg a yëngatu ci biir làmb ji da ngay affilié wu dafay am luy dox sa diggante ak CNG. ku bëgg a doon manager am na charte yu leen yoon teg jaarale ko ci comité bi war nga mel nii war nga mel nii war nga am nangami mbër soo ko amee ñëw indi sa dossier CNG fay li nga war a fay ñu jox la carte manager carte boobu pour sa diggante la ak CNG ak yëngatu ci làmb ji su la neexee na nga bokk ci beneen association boo xam ne donc ku ne duma signé ak diw loola neex na régler parce que loolu su amee suñ ko indee CNG dina ko régler mais ba coow li amee diggante groupe bi ak groupe bi ak groupe yi ba fi ñuy wax ak yow amul kenn ku mos a ñëw poser problème bi niveau CNG donc ñun luñ ñu indilul mënuñ ci wax dara di nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaan làmb gën a jëm kanam di wax amateurs yi que ñu ngi jëm ci ay manifestations yu mag ñaari tournoi souvenir yi benn bi dinañ ci dellu si waat parce que service d'ordre bu manqué bi moo tax amuloon tournoi CEDEAO bi mu ngi ci suñ kanam mois de mai drapeau chef de l'État su ci yàlla àndee Jurbel la woon mu amoon lu tax demuñu woon dinañ dellu Jurbel ñu bëgg a def nag ren loo xam ne mosul am dans un pays de l'Afrique de l'Ouest francophone muy championnat de lutte olympique waaw donc mois de mai lay doon aussi dernière semaine mois de mai ñuy xaar réew yi Afrique yi Afrique du Nord Afrique centrale Afrique du Sud Afrique de l'Ouest pays yi def lutte yëpp ñuy ñaan ñëpp jàpp ci pour mu doon ndam loo xam ne ñi ñu ko dénk de am nañ yaakaar bu rëy ci Sénégal pour suñu yegsee ñu fekk fi lu ëpp li ñu yaakaaroon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp.